alxames ñaar fukki fan ak ñaar ci koor yatum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës di mbirum Baye Modou Fall Boy Djiné mi nga xam ne teg nañ ko loxo ci diwaanu Tambacounda ginnaaw bi nga xamante ni bi nag rëccoon na ci camp pénal ci prison bi nga xam ne moo nekk Liberté 6 di fukk ak ñaareelu rëccam teg nañ ko loxo tegaat loxo goo xamante ni bi nag ñi nga xam ne ñoo di gendarme yi ñoo ko def ci diwaan ba ki nga xamante ni bi moo di colonel Mané dina di siwaat ci njëlbéenu xibaar yi ci ni nga xamante ni noonu la ñuy def ba teg loxo Baye Modou Fall mi ñu gën a miin ci Boy Djiné foo ci diwaanu Tambacounda. ñu wax ci li nga xamante ni bi janoo bi doxati diggante gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo di taskati xibaar yi waaye nag amaat na ci teewaay joon ñi nga xam ne mooy wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome ak yi nga xamante ni bi moo yor wàllum lépp luy gouvernance locale di Omar Gueye dellusiwaat nañ bu baax a baax na ci li nga xam ne moo di Kër Massar bi nga xam ne nekk na département nekk juróomeelu département bu Ndakaaru ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu réewum Sénégal lan moo ko sabab dinañ ci teewlu moom Abdou Gueye kese mi teewloon moom la ndaje ñu daal di jeexal ak li nga xam ne nag ci bopp xibaar yi li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak daara yu kaw yi nga xam ne université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak centre bu yees boo xam ne ci lañu daal di wëlbati toll ci juróom-ñetti téeméeri ndongo yu yees yoo xam ne am nañu seen bac loole nag di ab centre boo xam te ne bii moom la ñu woowee CRU jàng wàllum xarala yu yees yi moo ko tax a jóg yaa ngi nag mel ni ñoom bégguñu ci lool ndax mel ni dañ leen daal di weñaat seen loxo yóbbu leen fa te nekkul fa nga xam ne fa la ñu tànnaloon seen bopp mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fas ci biir la jotaay nees kiis ñu def ci faram fàcce. Tambacounda lañ ko mujjee tege loxo Baye Modou Fall mi ñu gën a miin ci Boy Djiné mu rëccoon ci gaaw gi ñu guddi gaaw gi jàpp di weer gi ñu génn ci camp pénal bu Liberté 6 ginnaaw waxtaan wu yaatu yi nga xamante ne bi seq na ko groupe bu média daal nañ koy teg loxo nag moom mi nga xam ne mu ngi daal di rëccoon ci kaso yi di fukk ak ñaareelu rëccam teg loxo googee mu ngi amee ci diwaanu Tambacounda ki nga xamante ni bi moo di colonel David Mané del si waat na bu baax nag ci ni nga xam ne nañ def ba teg loxo Baye Modou Fall moom mi nga xamante ni bi ab moto moo jiitu woon wata ba mu nekkoon ngir xaalal ko yoon ba mën a rëcc ba génn fi nga xam ne war dem fi nga xam ne fa la bëggoon a nekk ñu teewlu ko moom colonel Mané ci micro Ousseynou Sow. Ce matin booru 9h ki jiite kilifa gendarmerie nationale muy général Jean-Baptiste Tine daf ma jox xibaar ne Boy Djiné mooy ku tudd Baye Modou Fall alias Boy Djiné mi ngi fii côté Tamba. donc si la ñu jóg teg suñu dispositif c'est-à-dire teg ay gendarme ci route nationale yi mooy maanaam route nationale numéro 1 mooy tal bi nekk diggante Tamba ak Kidira beneen bi tamit numéro 7 entre diggante Tamba ak Kédougou. donc ay côté 10 heures benn mooy suñu motocycliste rendement pont ni gis nañ fi benn TMAX bu romb. waaw donc bu ñu ko dabee ñu fekk ko station d'essence bi nekk Missirah après bi ñu ko laajee ay question mu ne effectivement si la ne effectivement moom ak Boy Djiné ñoo àndoon. après quelques minutes après benn oto tamit ñëw benn oto particulier ñëw ci motocycliste bi bi ñu koy interrogé ci la ne effectivement moom moo transporté woon Boy Djiné mais dafa wàcc dugg ci biir dëkk. donc ci lañ mettre beneen dispositif c'est-à-dire wër dëkk bi yëpp ensuite commencé di ko rechercher. ensuite éléments yi nekkoon ci entrée village bi mooy Missirah après seen ko muy daw ci lañ ko dab jàpp ko te bi ñu defee ci une vérification gis na ne effectivement moom la Baye Modou Fall alias Boy Djiné. donc ensuite bu ñu ko fuyee fekk nañ ci moom xaalis même ñeneen ñi tamit oto bi tamit bu ñu ko fuyee tamit fekk nañ fa ay matériel bi ñuy utiliser souvent pour def ay cambriolage moom ngeen di gis nii. donc actuellement ñu ngi préparé puisque waa Dakar ñoo yore l'enquête bi ñu ngi préparé pour transférer ko Dakar. si moom la mbir maître Abdoulaye Babou bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy layal Baye Modou Fall mi ñu gën a miin ci Boy Djiné del si waat na nag ci njàpp gi ñu ko jàpp mu ne li nga xam ne moo war jamono ji moo di ay mbiram ñu jublu si te àtte ko ni mu gën a gaawee ndax dafa mel ni nag jamono ji dafa nekk victime mu système bi waaye nag ñaawlu na bu baax rëcc yi nga xamante ne bi mu ngi koy way di rëcc li nga xam ne rek moo ko mën a fekk si góogale rëcc ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale loolu yëpp del si waat na si jokkoom ak mi ngi Maram Ndiaye. lii xew waxoon naa ko nee naa woon Boy Djiné man d'accorduma ci mu daw waaw d'accorduma ci wax na ko mais tam il faut ñu comprendre Boy Djiné dafa nekk comme on dit guddi goo xam ni kenn yeewoogul parce que Boy Djiné dossier yi ma ko doon défendre su ñu defee crime amul benn app pour ñu àtte la ça veut dire que crime
mën nañ la garder yow nga toog ay ati at kenn du la ate loolu nag la munul muñ te Sénégal li mu waroon a def lii droit de l'homme yi wax ak yelleefu doomu aadama suñ la arrêté war nañ laa juger ba pare boole ci délai raisonnable mais bàyyi boo ji ne am na ay dossier crime yoo xam ni je me demande sax ndax réerul léegi dafa dem nag ba amatul pexe ñàkk pexe la mais condamné naa alors ndaw bi mu daw loolu man d'accord ma ci mani soo évadé dañ lay atte à part maanaam bokkul ak dossier mi mu am ci noonu mu évadé danañ ko yóbbu waa tribunal mën na ci am entre 2 et 5 ans de prison mën na amaat loolu li waat yi ñëw mais li wóor ba wóor tam war nañoo jóg ci kaaw Boy Djiné ndax mënul nii dee kaso boobu nag Sénégal moo war a changer législation ndax su dee délit kenn du la téye 8 mois mais crime amul app waaye ki ngay toppa war naa am app loolu mooy taw li ñu daal di def ab tënk si l'accident boo xamante ne bii am na si Bignona si digg-diggalu fi nga xamante ne bii moo di Mandingane ak Balengor cette place boo xam ne nag moom moo fa daal di janook beneen woto boo xam ne da doon jiima daal di teggi ab nag boo xam ne moo nekkoon si yoonam benn nit ñàkk si bakkanam juróom-benn ñoo xam ne jëm nañ si gaañu ñaar méttale si lool ki nga xamante ne bii moo doon dawal boobu lay cette place di wuyoo si turu Arouna Djiba moom moo ñàkk bakkanam si diwaanu Ziguinchor la mbir mi xewee si Bignona ak l'accident yi nga xamante ne bi ñu ngi wéy di takku si réewum Sénégal ñu daal di wax li nga xam ne doon nañ ko junj si biir xibaar yi di fi nga xam ne moo di Kër Massar bi nekk département Yeumbeul Malika ak fi nga xam ne moo di Jaxaay ñoom ñooy ñetti communes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si département bu Yes boobu nga xamante ne bi démb la xaatim li nga xam ne moo koy daal di jëmmal njiitu réew mi président Macky Sall tey jii nag ñi nga xam ne ñoo di jëriñ jër wàllum biir réew mi ak jëriñ jër wàllum gox yeeg goxaan yi doon nañ janoog ñi nga xam ne dañoo taskatu xibaar yi si jataay bi nga xam ne dañ koy amal weeru jot di diggante taskatu xibaar yi ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi Antoine Félix Diome dellusiwaat na bu baax nag ci li nga xamante ni bii moo waral ndogal lu ni mel njiitu réew mi jël ko di jooyante goo xam ne am na ci doxalin Omar Gueye nag moom mu ngay xam ne li nga xam ne moo di Bambilor dafay dugg nag ci biir commune am di Sangalkam ñu ànd seeg moom Abdou Gueye Kassé. noppi na Kër Massar léegi département la mu doon ñeent fukk ak juróom-benneel bu Sénégal réforme administrative bi nag dafa ñëw ngir daal di joyanti yenn jafe-jafe yi ñu leen di woowee ci nasaraan incohérence territoriale ak seen jeexintal yu bon loolu lee la kii di joriñ bu ñu dénk wàllum biir réew mi daal di xamle. Kër Massar nag liñ ci seetlu mooy tubarkalla yàlla def na ñi fay yeewoo xaw nañ takku ci lim bu loolu weesoo tamit li fa am ci ay structure ak nii comme bi di doxee ci gox bi tax na ba nekk Pikine di ko administrer nekk Pikine di toppatoo ay mbiram dina mel ni dina indi tuuti sooxe ak tuuti jafe-jafe ci doxalinu état ak ci doxalinu banqaas yi nga xamante ni ñoo toogal état ci gox yeeg ci gox-goxaat yi. Antoine Félix Diome di fësal arrondissement ak commune yi nga xam ni léegi ci département bu Yes bu Kër Massar la ñu bokk. département Kër Massar nag ni mu tëddee léegi mooy li ñu doon tuddee arrondissement des Niayes nga xam ni Yeumbeul Nord la woon Yeumbeul Sud Kër Massar ak Malika dañ ci dolli commune bu ñuy wax Jaxaay Parcelles Ñàkkurab waaye du commune bi yépp mooy dugg ci Jaxaay Parcelles du commune bi yëpp mooy dugg ci département bi commune u Jaxaay Parcelles Ñàkkurab boobu dañ ciy génne Ñàkkurab taqale ko ak Tivaouane Peulh génne ci Médina Thioub taqale ko ak Sangalkam. bu fekkee ni question yi ni mel ci jëwriñ bu ñu dénk wàllum collectivité territoriale yi la gën a yellool bii yoon nag Oumar Gueye moom dafa daal di bàyyee kàddu gi ki nga xam ni moom mooy naataangoom bu ñu dénk wàllum biir réew mi. moom mi lay nekk tamit maire bu Sangalkam di fësal gox yi nga xam ni dañoo fasandikoo ci Bambilor te léegi ñu daal leen di boole ci Sangalkam. Bambilor na mu tëddee woon dootu ko tëddee nit ndax dëkk yi nekkoon en amont yépp boo génnee autoroute à péage bi ba ngay egg Sangalkam ba ngay egg Njaxeraat Njóobeen di Noflaay yooyu yépp dañ leen di boole léegi mu nekk benn commune muy commune bu Sangalkam maanaam ay Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr Kounoune Ngalab
également les cités cité Mbaba Guissé yi ak les cités Air France foofu bari na ay cité Sir yooyu yëpp benn bloc lay doon ay Nouvel Horizon cité Dabax ñooy formé ak Sangalkam ni mu bindoo woon commune Sangalkam. amal réforme yi ni mel lu yées juróom-ñetti weer daal di des si ñu amal li nga xam ni moom mooy élection locale yi laaj boobu léegi daal dinay jëpp si juróom-ñaareeli édition bu gouvernement face à la presse ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fi teewal nguur gi ñoom ñi lee daal dinañuy weddi ni amul dara lu laal wàllum politique li si lalu ñoom nag di xam ne ni réforme yi lee lu leen tax a jóg rek moom mooy daal di joyanti yenn jafe-jafe yi ñu duppee leen incohérence territoriale. jàll ba Tëngéej ñi nga xam ne ñooy yeewoo sa Babou Salam si Tëngéej soowu Tëngéej gi di Rufisque Ouest ñoom nag dañoo am njàqare ginnaaw bi nga xam te ni bi dañoo wax ni bërëb ba nga xam ne fa la ñoo waroon defee bërëb ba nga xam ne sa la ñuy tàggatoo ak am pook yu ni mel dañoo gis am koo xam ne dafay tabax ginnaaw bi nga xam ne waa Descos nag nee na ñoo arrêté mbir ñoom dañoo taxaw nag nii ki ñoo xam ne ñoo mën a gaar seen bërëb boobu nga xam te ni bi fa la ñu bëgg a defee seen tàggatu gi ñuy def saa su nekk ki nga xam ne moo jiite ASC ba di Ngouda Mboup di ASC Babou Salam mooy yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko si micro Babacar Seck. guddi leen liggéey fondation bi kenn liggéeyu ko bëccëg buñ ko liggéeyoon bëccëg du yegg ay nit ñëw di ko sëkk ñu ñëw arrêté leen ñu ngi topp ba léegi ay presque lu ba 6 mois ñu ngi topp ki ko fi def xamuñu kan la def nañ ay démarches ba xam kan la ñu arrêté man maa ñëw arrêté ko maag waa jeunesse su quartier bi biñ ko arrêté ñu ñëw ni ñu nañ dem ànd ak moom dem ci ki nga xamante ni mooy propriétaire bi. tey ñu xëy ma jël suma téléphone wala préfet directement ñu ngi koy remercier Serigne Babacar Kane moom la préfet départemental def na si acte noblesse ndax booba léegi ñu ngi woo ki nga xamante ni suñuy carte moo ko fal muy monsieur le maire Aline Mar ñu ngi koy woo faale wuñu terrain bi ñu fi préparé centre culturel parce que xale yi amuñu fu ñu fowee dañoo préparé fii pour def centre culturel pour xale yi am fu ñu fowee bu ñu amee ay conférence ñu ko fiy defee bu ñu amee leneen ak leneen lu ñu xew ci quartier bi ñu ko fiy defee tey jii quartier bi ku fi am conférence wala nga am fi mariage wala loo ko mën a am yaa ngi koy defi ji ville ñun nag lii lañ am ci res lii lañ am liñ fi amoon lépp jaay nañ ko ba mu des lii nan nu wax nag kin ko jaay kan moo ko jaay 14 millions am nañ ay information nag buñ dellu soité dina tàng jër dañ bëgg nag képp kuy nekk ci dëkk bi te ngay autorité ñu ngi lay tàllal loxo rawatina le président de la république Macky Sall ñun ñoo la fal président Macky Sall buñ fi nekkee di ñu néewal doole jël suñu moomeel li nga xam ne mooy suñu espace vert di ko jaay buñ fi jógee ci terrain football bi lañ jëm maa ñu jëm ci terrain basket bi te loolu jeunes yi amuñu fuñ fooy fii rek leen dese ñu bëgg nag maire président ñu ngi lay tàllal loxo ak gouverneur. député Seydou Diouf bëgg naa jiite wil bi nga xam ne moo di Tëngéej ginnaaw bi nga xamante ni bi nag daan nay defal ab lël moom mi nga xam ne mooy secrétaire général PPC di parti bi nga xamante ni bi moom la ñu duppee progrès et la citoyenneté bi nga xam ne Mbaye Jacques Diop jiite woon na ko ay jamono daan nay dellusiwaat nag bu baax a baax si liggéey yi nga xamante ni bi moom naal na ko wala yi nga xam ne naal na ko foofu ci diwaanu Tëngéej ñu teew lay kàddoom moom Seydou Diouf si micro Babacar Seck. ñu nekk acteur ba tey ñu war a am taxawaay am mbooloo mu mel nii quel que soit le schéma, prenez date, on prend rendez-vous pour candidater à la candidature de Benno Bokk Yakaar pour diriger la ville de Rufisque et diriger la ville et diriger la liste de Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar coalition la ñun ci lañ bokk mais dama leen di wax leen politique nag moom boo amee mbooloo politique rapport de force la boo leen ko bëggee ma bëgg ko dafa am lu mu laaj li mu laaj nag mooy dox ko ak wax ko. njàng mu kaw mi ñu wutali université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee nag dañ faa sos ab centre bu yees boo xam ne si wàllu tàggatu xarale ak xaylu yees yi la jëm di écurie di ab centre boo xam ne nag yóbbu nañ fa si ndongo yi yees yi doog di am bac lu toll si juróom-ñetti téeméer ñoom nag daa mel ni dañoo gis ne dañoo daal di weñ seen loxo yóbbu leen foofee bokkul si bërëb bi nga xam ne bokkoon na si ñu tànn ñu yóbbu leen fa te moo dem li nga xamante ni bi waroon na di wàccuwaay yu ñu mën a am di am njàng mu gën a ñoŋ di ay jumtuwaay yooyu yëpp amuñu ko waral nag ñu bëggoon a naqarlu googee muñ de antuwaay am na ñenn ñoo xam ne yëkk dañuy kàddu naqarlu ñu teewlu ci Ngor Diouf. ginnaaw seen orientation bu njëkk ñu amalaat leen beneen orientation ngir ñàkkum place ci yooyu la faculté yi leen ndongo ñu yóbbu leen ci benn centre bu ñu duppee CROI bile centre ñu leen di tàggat ci lépp lu jëm ci wàllu technologie wante ndongo yi jàpp rek ne xamatuñ fu ñoo teg seen tànk njàqare kese la ñu am. Ibrahima Diatta doon kenn ci ñoom. J'ai choisi le français. man nasaraan laa bëggoon jàng mel ni benn Molière waaye biñ ma réorienté dama am naqar bu bëri ndaxte dañ ma forcé ma ñëw ci centre bu bees bi. Et alors là je souffre énormément.
Amadou Sow moom sociologie lañ ko yóbboon mu jàpp rek ne faaw mu ñëw ci bile filière ngir ñàkk pexe. waaw orientation yi mooy soit amul rek bu soit amoon rek ñun suñ choix suñ premier choix lañ demoon pour lañ dem pour jàng foofu noonu fac lettre dafa fees instant bii nii mais actuellement on est là dañ ñoo bëgg jàng tamit mais jàng bi mooy état ñu reconnaître ñu ils suivent ils nous donnent de l'engagement à faire ça. bile filière ñu leen di tàggat ci lépp lu jëm ci xarale yu bees yi wante yi leen ndongo jàpp rek ne benn jumtuwaay nemmeekuwuñ ko fa. effectivement problème de machine ak problème de connexion parce que boo gisee ni instant bi nii ñun ay nouveau bachelier lañ la plupart d'entre nous ñu bari ci suñu diggante amuñu moyen d'abord comment dirais-je jënd machine jënd ay comment dirais clé de connexion. ñu toll ci juróom-ñetti téeméeri ndongo ci bile centre bu ñu duppee CROI seeni mébét ak seeni càkkutéef ñu fas yéene woon janook taskatu xibaar yi ngir fësal seeni naqar li ni mel muddut antu waaye nag ndongo yi àddu nañ ci seeni càkkutéef ngir fësal seeni naqar. yoonal gi jëmoon ci wàllum locataires yi nag dafa mel ni ak lajj gu baax da cee am lajj googe nag li ko waral bu ñu sukkandikoo si Moustapha Diakhaté bi nga xam ne nekkoon na ndawum réew si pencum ndawi réew mi moo di li nga xam ne moo ko waroon a gunge daa ñàkk yu bëree bëri loole nag nekk na loo xam ne mën naa bañ a wéy bu fekkee def nañ ci ay joyante bu ñu sukkandikoo si ki nga xam te ne bi moo di Serif Thiam ñoom ñaar ñoo nekkoon gani Alassane Samba Diop si matinalub rajo ñu teewlu si Sofia Ba. jëfee loi bu ñu tegoon ngir wàññi njëgu luwaas bi ci Sénégal dafa am ay gàllankoor ci atum 2015 ba léegi Moustapha Diakhaté nekkoon ancien président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di lim yi mu gis ne moo ci gala góose. xalaat prévoir mooy bu loi bu ñu koy wotee ba noppi mu am décret d'application rawatina ci mettre en place un observatoire national maanaam kuréel goo xam ne day maanaam état bi du ko yilif ñooñu président bi mooy nekk seen interlocuteur ñu ko jox seen xalaat ci naka la ñu war a doxalee mbirum loi yi observatoire boobu bu ñu ko créé woon bu boobaa képp koo xam ne da ngaa nekk ci kër te borom kër ga bëgg laa génne observatoire bi dina mën a jóg dox ci tànkam ba loola ba ñu am kon observatoire bi dañ ko war a taxawal bi ci def mooy il faut que ñu am politique d'encadrement des lois yi maanaam wax ne fii mënu su ko weesu ci loi yi. mu nekk ak laaj jigu mag ci gis-gisu Chérif Thiam expert immobilier bi di wax yan yoon la ñu mën a jaar ngir réparer li ni mel. li ñu war def mooy d'abord première chose nañu soqaliwaat dundalaat regrouper waat commission boobu diggante bi ñu ko jëlee léegi xaw na yàgg ñu jéem a liggéeyaat et résultat yi fay génn vraiment état bi góorgóorlu appliqué ko et je pense que dana mën a soulager dana mën a dimbalee locataires yi parce que nag àddina moo demee nii lu kër bare dana am locataire te ñooñu il faut ñu protéger leen ñiy defar kër yi itam il faut que état bi protéger leen pour que ñooñu aussi la ñu fi si investir bañ a nax saay. loi bi nag doon na lu ñu mën a rafetlu donte locataires yi gisaguñ ci seen bopp bileeg boobu nag ñuy xaarandi mbir bi ana fan lay mujjee. Sofia Ba di ko jaajëfal ay picc yoo xam ne ñoo war a nekk si géej gi ak ay mbonaat yoo xamante ne biit ñoom ñëpp dañoo nekk ñoo xam ne dañoo baax lool si alam bi ak li nga xam ne moo di wërngalu géej gi bu ñu sàgganee dëgg nag dinañu toog ba dootuñu leen gisati waral kuréel yi nga xam ne moo leen doon taxaw di waa Mava ñi nga xam ne ñoo doon saytu di defi koppar ba lépp loo xam ne moo ko war a mën a gën a ay sàmm ñu ciy def ay koppar ak lu koy taxaw ñoom nag dañuy waaj a jóge si réewum Sénégal waral nag mu daal di jàmp lool ñu xool ñan ñoo leen di wutu foofu waral ab lël boo xam ne nañ ko amal si diwaanu Mbour Mamadou Mbengue teewuloon fa jëwriñ yi nga xam ne mooy wàllum napp gi ñu teewlay kàddoom si micro mu dagaakan nekk na projet boo xam ni vraiment fi mu ñëwee soxla nan ko fi ndax dafay ñëw di xalaat nan la ñuy fexe ba wàññi jàpp gi ñuy jàpp te jubluwuñ si yëpp parce que da ngay li tax ma ne jubluwuñ parce que kii jàpp jën di wut jën day jàppale si ëpp léeg-léeg ay ndomaar ñu leen di wax ñeneen di wax mbonaat ay picc léegi nag projet bi moom dafa ñëw pour fexe ba xalaat ay moyens yu ñu war a def ba picc yooyu ak ndomaar yooyu ñu mën a bu mënu jeexal jàpp beet ñu wàññi ko ba mu gën a kii donc suñu taxawaay mooy projet bi nun ko gën a poussé mu avancé te maa ngi koy wax léegi nii projet bi bailleur fonds principal bi dafa war a retirer 2022 mais état dana xool s'il le faut yeneen partenaire ak ñi nga xam ñoo ne woon ci projet bi nan la ñuy fexee ba projet bi du taxaw continuer
jaajëfal Mountaga Kane mi taataan yooyu la kàddu ginnaaw xibaar yi di ngeen am public reportage bu jëm si FIARA bi di foire bi ñu jagleel wàllum mbay sàmm gi ak li nga xam ne moo di mbay mi ak waa COSEC yi nga xam ne ñu am nañ fa taxawaay bu toll si fanweer ak juróom-ñetti stand yoo xam ne toll na si juróom-benn fukk ak juróom-ñetti exposant yoo xam ne ñoo fa nekk jërëm ji nga xam ne moo ko yor nag di directeur général ba am leen fay tànki nemee ko rafet lu baax a baax taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy amal foofu waaye nag gën lépp loo xam ne mooy gën a bijji lépp luy jëm si wàllum liy ñore si réewum Sénégal ñun di ko fi jëfandikoo li ñuy wax produits locaux loolee dinañ ci ànd ak Mamadou Dieng ak Sidna Mbaye yi nga xam ne teewoon nañ sa foire ba di ngeen ci toftal li nga xamante ni bii moo di journal bu foire wàllum sàmm gi ak mbay mi ci édition 2021 mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu bi lii moo yëkkati bi la jotaay beneen jotaay 19h45 la doon ci kàllaamay nasaraan laata loolu la total di wéyandi ak Cheikh Dana Fall